soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. ma ànd ak délégation bi nga xam ni ñoom la ñu àndal bàyyi ko Touba ak Mbacke Kajoor ñëw fii ci seen wet ngir ñu waxtaan ci CRD bi nga xam ni dañ ciy waajale màggalu Jumaadul Ula te mooy bis bi Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul gane àddina ñu nuyu la nuyu préfet nuyu sous-préfet ak mboolem chef de service yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi ndax ñaare boo limee rek mën ngaa fàtte waaye yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen sargal te di leen gën a ubbil suñu bopp di leen sant ci taxawaay bu rafet bi ak yéene ji ndax gis nañu wax ji te ku ci wax ñu ngi xool sa kanam ndax li ngay wax mi ngi ci yow kon nag ñu leen di sant bu baax ci loolu di ñaan yàlla suñu borom dimbali ñu ba li ñu fi sumb yëpp ñu mën koo àggale. kon monsieur le gouverneur ñi ngi ñëw ànd ak Serigne Bara Lahat Serigne Sidi Abdoul Aziz Serigne Abdoul Aziz Khadim Awa sama suñu taw bi Serigne Moustapha mu sëñ Khadim Awa ba Serigne Modou Bara waaye moom mooy sama taw man Serigne Modou Bara mu sëñ Amar Fall sëñ Basirou Mbacke Ahmed sëñ Alaaji Mbacke Ahmed Serigne Moustapha Mbacke Habibou Serigne Mamour Silla Serigne Abdou Aziz Diop Serigne Abdou Aziz Silla Abdou Aziz Diop bi nga xam ni moo doon jël kàddu léegi wuti fi Alaaji Dame Diop yàlla na ko yàlla yokk leer Serigne Abdou Aziz Sall ñëw teewal fi Serigne Abdou Karim Mbacke Mbacke Bari Alhaji Moustapha Ndong Alhaji Ibra Ndiaye Serigne Makhtar Lo Samb secrétaire commune Mbacke Kajoor ak Moussa Tine nga xam ne mooy secrétaire comité d'organisation màggal gi Serigne Sidi Amar ànd ak jël fi kàddu léegi ànd ak waa këram Serigne Modou Bara mu sëñ Modou Bara Mbacke Moustapha Abdoul Aziz Serigne Ahmed Mbacke mu sëñ Moustapha Abdoul Aziz ak Serigne Khadim Abdoul Aziz Bara Serigne Cheikhouna Abo moom it ñu ànd ak waa kër sëñ Abou Madiane yëpp Serigne Mouhamad mu sëñ Ahmed Serigne Mbacke Madina ñu ñëw ànd ak daayira fakki fi daayira wilaya bu Cheikh Maodo Moustapha ñu ñëw fekk fi Alaaji Madieye Fall mi nga xam ni kenn ku nekk xam na taxawaayam ak pas-pasam ci kër gi nga xam ni moo ñuy daal ci këram yéen doogat ñëpp te lu fa war mu def ko ba dara du fa manqué kon monsieur le gouverneur ñoo ngi ñëw indi nuyoo Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi Makhtar mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Bara ak ci tur suñu waajur suñu sëriñ Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ne tey moo yilif lépp luy njabootu Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Bara waaye lépp ñu koy def ci kilifteef ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha kon ñu nuyu la ci seen tur may sant yàlla ndax sëñ Bara dafa wax yóbbaale ma ci lu bari ma tàyyi cee dellu si mooy cosaanal màggalu Mbacke Kajoor wax na ko wax na itam fi ñu koy defee te muy Mbacke Kajoor nga xam ni fi la ku tedd ki saafoonte ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu jox ko ndigal ci yeesalaat sunnaam sa sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi saa su nekk ñu ngi koy wax Cheikh Abdou Ahad dégg nañ ko ci moom mu ni Sëriñ Touba musta wata ab tarixa yoru ab tarixa sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la doon yeesal te loolu la wax bi mu waxee ni shafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbika asxaabaka bil himmati wala bi himmatin wala turabihim bi tarsi faqat ni yonent bi moo may feeñu saafonteeg man saafonte nag mooy nga gis nit ki jëxërën jaamonte gis ko mu gis la ngeen jëflante ci ay wax ak jëf ni naa aw ak yéen ci yoon wi nga xam ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam awoon ak saxaaba te mooy yoonu jaayante ndax xam nañu ni suñu borom moo wax ci alquranul karim ni yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te wut wasila seen diggante ak seen borom ci loolu ci gàttal ci la saxaaba yi tàmbalee jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe seen bopp ak seen alal ci lislaam te yàlla tax yàlla fay leen ko aljanna ndax inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna
wax ni fastabshiru bi bay'ikum allazii baaya'tum bihi waxaat ni laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati loolu nag yoonu jaayante woowu nga xam ni ci lay yonante bi aw na saxaaba yi ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala moom la sëriñ bi doon yeesalaat ci Mbàkke Kajoor moo tax mu ni lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatawul xarra wa inni ahmadu foofu ci Mbàkke Kajoor nag fi la ko sayyiduna Muhammadin alayhi salaatu wasalaam feeñoo mu yeesalaat sunna sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tey kon lépp loo xam ni dafa génn sunna wala bokkul ci sëriñ bi lu wutoo sunna wute na ak sëriñ bi léppam sunna la bi mu ko wootee woote boobu am ñu jaayante ak moom lu toll ci ñeent fukki góor sëriñ Bara wax na ko sëriñ bi Momar Anta Sali génnee àddina mu yóbbu ko Derklé mu am fi diir ñibbi Mbàkke Bawol ba sañc Daaru Salaam bi mu sañcee Daaru Salaam am fa Cheikh Mouhamadou Moustapha mi ab taawam am fa Cheikh Mouhamadou Fadel mi ci topp dem 1888 sañc Touba al Mahrousa bañ àgg ci 90 91 suñu borom wërsëgale ko ak Cheikh Mouhamadou Amine mii ñuy fàttaliku ñooñu jaayante war ak moom ci bis boobu nekkoon ñeent fukki góor nga xam ne wax nañ ko ba tey mën nañ ci du maam Cheikh Ibrahima Fall mën nañ cee wax sëñ Ibrahima Sarr Njaañ mën nañ cee wax sëñ Abdourahmane Lou mën nañ cee wax sëñ Mandoumé Xabaan ak ñeent fukki góor lañu woon keroog bi Cheikh Mouhamadou Amine feeñee ci jamono da leen a woo ba mu ñëw ñoom ñëpp mun leen cër bi ngeen doon wut ci seen borom ngan gi ñëw tey indil na leen kaay ngeen ngeen yeewee ko kon bis boobu Cheikh Saliou wax sëñ Bara wax na ko Cheikh Saliou wax ni bisu faj aajo la bisu taw féex la bisu ndimbal la loolu mooy bis bi nga xam ni monsieur le gouverneur moom la Cheikh Moustapha ànd ak njaboot gi di ko woote am ci loo xam ni taalibe yi mën nañ ko suñu bopp ñu ci ànd ak ñun ci loola am loo xam ni état bi rek moo ko man moo war a jataayu tey bii loolee ngeen àndi ceeg ñun ànd bu rafet sëkk bu mat sëkk loo xam ne dara mus cee manqué yaakaar naa ni bii mooy ñaar fukkeelu CRD ak ñett yoo xam ni man maa ngi koy jiite di ko assisté fii ànd ko sama mbokk yu baax yi di samay mag samay kilifa waaye booba ak léegi gis nañu ni saa su ñëwee dafay yokk waaye dara mosu cee wàññeeku mosuñu fee wax dara lu mën a nekk it te nekkul kon loolu ñu sant leen ci gërëm leen ci sant yi mi ngi tàmbale ci sous-préfet jaar ci préfet ak chef de service locaux yi ak départementaux yi ak régionaux yi nga xam ne ñëpp tey ñu ngi fii ci suñu kanam ñu sant leen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni taxawu ngeen ko ak liggéey bi nga xam ne sell na rafet na ñu sant leen ci turu sëriñ bi sant seen i kilifa ministre de l'intérieur sant président Macky Sall aussi ndax lépp moom la ku ne xam na ne jamono ji xat na fi ñuy wootee màggal gi xat na daaw itam li muy xat-xat bi ñu ko wootee di ngeen ci ànd ak ñun ñëw ba fii waaye bi sëriñ bi xool ni ñoom seen liggéey ak seen taxawaay mooy aar askan wi ak lu leen di jàmmal ñu xam ne kaay mi ngi yokku moo taxoon mu bàyyi màggal gi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu di yóbbante cant ci président Macky Sall ci taxawaayam ci njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Bara ci taxawaayam ci Mbàkke Kajoor ndax wax naa ko préfet keroog ci CDD bi màggal gi weesoo daaw dañoo amoon ñetti yëf yu nekk Mbàkke Kajoor mooy forage bi nga xam ni ndox mu neex la nekk xam na dafa paanoon te paan bi mooy fokk ñu gasaal beneen forage brigade bi nga xam ne moo nekk foofu moom it àggul woon centre social bi nekk foofu àggul dama ko bind lettre ci turu sëriñ bi ma ko yónnee ba noppi ma woo Sarr mais ni ko kaay téye copie bi ndax ëllëg mooy tax ni ko dañu bëggoon ñu àggale yooyu brigade ba àgg na forage ba àgg na kon loolu ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan yàlla suñu borom dimbali ko ba gis yëpp àgg kon loolu itam ñu sant taalibe yi monsieur le gouverneur ci seen taxawaay ndax lépp ñoom la lu ñu bëgg ñi ngi ciy taxaw ba màggal gi mel noo xam ni ko sëriñ bi bëggee mi ngi mel noonu kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm fu ab taalibe nekk di sant sama bokk yi nga xam ni ñoo ànd liggéey bi ca jamono yi Cheikh Sidi Makhtar ba léegi ku mel ne sëñ Sidi mi ngi nii day yëkkati xaalisam ni ma maa la jàppalee lii ci organisation bi sëriñ Bara Laat mi noonu lay def keneen noonu lay def te ñoo ma ci gën a yaay ndax ñoo ma mag kon loolu day ab soññe la ci man ak wane ni ñoom ñëpp liggéey bi ñoom lañ koy defal kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mboolem taalibe yi ndax li ma wax ku lim di nga fàtte mën naa am na kilifa yu nekk fii sax yoo xam ni jaaruma ci seen tur waaye ngeen jéggal ma ko ñuy sant presse bi itam monsieur le gouverneur muy télévision yi muy rajo yi muy presse écrite bi muy nekk en ligne site internet yeeg yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax saa su màggal gi jógee ngeen ñëw ànd ceeg ñun ba lépp mat li ñu ko bëggee te kenn duñu ci teg benn lenn loo xam ne lu diis la
kon ñi ngi sant bu baax di gërëm di ñaan yàlla ñu àgg ci màggal gi ak jàmm ak salaam su ngeen gisee nag jamono ji kenn amul jot kilifa yi toog chef de service yu tëj seen ay bureau ñëw toog fii dafa am loo xam ni mooy tax màggal gi jag ni ñu ko bëggee ñu xam ni bu gendarmerie toogee fii sapeur pompier toog fi lu mel waa service d'hygiène toog fi nga xam ni dafa am ay liggéey yoo xam dañu ko war a liggéey mooy xool lépp loo xam ni lu ñu war a jëfandikoo la ñu tere ko loolu nañ koy moytu. Alaaji Madiaye li nga wax léegi sax dëgg la waaye suñu borom dañoo dimbali ba oto yi doy na sëkk doy na Sëñ Tuubaa xéewalam gi dafa yaatu ba oto yi bari na ku bëgg a dem mën ngaa dugg gis oto boo xam ne di nga ci dugg nga dem su ko defee yenn yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ñoo suñu kaaraange dañ ñu koy tere dañ ñu ko moytuloo ñu moytu yooyu maanaam oto yi suñu sart bi baaxul ñu ko ciy moytu ñi nga xam dañuy def ay produits yu privé ñu koy jaay loolu baaxul su ko defee comme dañoo tënk li ñuy tënk loola am na yoo xam ne mënees na ca masla waaye am na loo xam ne mëneesu ca masla suñ ne màggal gi ñëw na itam eaux et forêt gis ñoo xam ni leneen dañ ko cee dugal ci biir lu bokkut ak jëm ci màggal gi loolu itam dafay xaw a doy waar waaye lépp loo xam ni dafa jëm ci màggal gi muy matt mu ñu yor muy ay lal yu ñu defar wala ay fauteuil loolu mënees na ko tollale ba ñu andi ko ci jàmm ak salaam te jàmm rek mujj ci su ko defee santé itam ñu gën a jàppante waxtaan ndax léegi dama wax gouverneur ni ko yow yaa wax ni taux bi dafa moo gën a faible ci arrondissement Darou Moussi dama wax gouverneur lu tax loolu mooy ñi am cadre rek ñoo fi dëkk de da ngeen di ñëw jigéen sëriñ si waxtaan ak ñoom wax ak ñoom ñu joxe ndigal xam ni lii njariñul ñëpp la ndax gis nañu ni ñàkk yi ñi ko def ñooy gën a am jàmm ci ñi ko deful ndax gis nañu ni su amee téeméer boo xam ne dafa am Covid bi juróom-ñett fukki bi yëpp wala juróom-ñaar fukki bi ñi ñàkk ñoom lay dal kon dafa mel ni ñàkk yi baax na ci kon su ngeen ñëwee ci màggal gi du forcé képp koo xam ni jàpp nga ni lii yow sa xel may na la nga def ko ñu waxtaane yow ndax nga def ko ndax jàmm am ndax jàpp nañu ni vaccin yi rek moo ñu mën a musal ci mbas mi kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla ñu àgg ci jàmm ak salaam lépp baax bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi sant di gërëm bu baax di jéggulu waaleykum salaam wa rahmatullah li mel ni moom boo ci kii rek boo ci dem rek yow li sa ambition mooy chaque année nga gën a yokk li ngay def en tout cas ñun loolu moo suñu yéene waaw képp ku fi toogal état vraiment di liggéey chaque année sa yéene mooy li nga defoon ren nga def lu ëpp tamit déwén ndax loolu mooy suñu ambition te incha allah aussi bépp engagement bi ñu fi jël tamit dinañ xool aussi vraiment naka lañ koy defee ba mu àgg moo tax réunion yi mel ni am na solo lool muy def CRD def CRD mais am na aussi leen la am solo yu ñëw mooy li ñuy wax ci tubaab le suivi te loolu sax parce que sëñ Sadio depuis daaw ji ñu ciy jokkoo parce que bu ñu ko jógee incha allah dinañ rendre compte suñu kilifa yi ci yenn mesures yi nga xam ne aussi tamit ñun ñoo ko war a def moom incha allah loolu moom amuñ ci benn xel ñaar parce que loolu moom suñu liggéey la dañ ko def ak service yi donc dinañ ko ne di def tamit le suivi ba tamit mbir mi ñëw te incha allah laata tamit wàllu journée de nettoiement bi comme li ma ci wax rek dañ bëgg aussi tamit ren mu xaw a wutee ak daaw comme ren aussi am nañ benn service boo xam ne ñëw na ak ay matériels yu bees ay jumtuwaay yu bees ay camion wala ay pelle mécanique loolu aussi dinañ taxaw ba baax a baax pour que lépp aussi mën a antu loolu daal mooy vraiment engagement bi nga xam ne aussi les services de l'État jël nañ ko ñun aussi ñu war a assurer la coordination tamit et le suivi te incha allah tamit jàpp naa ni li ñu defoon daal en 2019 daaka bon tollanti en 2020 mas mi ñëw daal koy xaw a yàq incha allah ren moom dinañ ko àggale waaw dinañ ko àggale bu baax a baax xool sax ni ñu koy jéem a te tamit yokkee loolu daal mooy engagement yi nga xam ne mooy service de l'État yi jël nañ ko fi di nuyu baax tamit sëñ Moustapha bi nga xam ne daaw tamit jotoon nañ jokkoo ak man ak moom te nga wax tamit lu am solo xam nga daaw bi mes na tamit xaw a yokk tuuti moom ci boppam moo jël téléphone am bi ñu ma wooyee moom woo ci téléphone dama gouverneur vraiment ñu ngi lay sant baax di la gërëm mais comme mbas bi aussi vraiment xaw na lëmbati tamit réew mi ñun di leen décider tamit bàyyi tamit màggal ni nga doon célébrer léegi dinañ def lu ndaw rek pour que mu mën a continuer loolu aussi ñu ngi ko ci sant baax di ko gërëm mais ren moom incha allah vraiment bëgg nañu def màggal vraiment ak jàmm te lépp li nga xam ne tamit jël nañ ko ci engagement maa ngi koy wax sànq rek xam nga mbir moom lépp ci la jàmm xëj te mën a jàmm moom li nga ko laaj mooy karange parce que karange aussi dañuy def suñu liggéey wàllu santé wàllu ndox ak wàllu courant ak wàllu tamit lu bëree bëri loolu incha allah dañ taxaw bu baax a baax loolu daal mooy kàddu yi ma fi indi woon rek vraiment di sant ñëpp di gërëm ñëpp xanaa wax un peu rek en français rek je voudrais aussi vraiment saluer d'abord vraiment saluer Serigne Cheikh Thioro pour lui demander de transmettre aussi toutes mes salutations aussi à Serigne Moustapha et à l'ensemble des chefs religieux vraiment du khalifa de Maka Kadior parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de préparer
vraiment l'édition 2021 du Grand Magal de Mbacké Kadior qui est prévu le 2 janvier. Maintenant, par rapport aussi à ce Magal, le préfet de Kayemor a tenu un CRD. Aujourd'hui, c'était vraiment le CRD. Et nous avons un peu regardé l'ensemble des doléances ou des préoccupations qui ont été posées vraiment par Mbacké Kadior par rapport aussi au bon déroulement du Magal. Et ces doléances tournent autour des points suivants. La sécurité d'abord, la sécurité publique, la sécurité civile, l'environnement, les eaux et forêts, l'hydraulique, l'assainissement, la santé bien sûr, et l'appui aussi en vivre. Et je pense que sur toutes ces doléances qui ont été posées, chaque service de l'État aussi a pris un engagement ferme, vraiment de mettre tout en œuvre pour que tous ces engagements puissent être respectés dans les délais. Et nous avons bon espoir. Pourquoi je dis que nous avons bon espoir? Parce qu'en 2019, nous avons eu à tenir ici le même CRD et il y a eu beaucoup de doléances. Mais en 2019 aussi, vraiment, si on a fait le bilan, nous avons été vraiment rassurés. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces engagements aussi ont été pris en compte vraiment par l'État. Donc cette année 2021 aussi, nous avons encore l'obligation, je dis bien, nous avons l'obligation et l'engagement aussi, vraiment de travailler pour que toutes les promesses qui ont été délivrées soient quand même tenues, vraiment pour le bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior. Parce que nous tous nous savons, de manière générale, au-delà même des questions administratives, vraiment le rôle et la place de Mbacké Kadior au niveau du Sénégal et au niveau aussi de la région de Louga. Parce que c'est une situation qui est largement revenue. Je n'ai pas besoin aussi vraiment de développer là-dessus. Maintenant, ce qui est important, après la tenue du CRD, après la tenue du CRD, c'est surtout les questions de suivi. Parce qu'une chose est de prendre un engagement, maintenant, il faut aussi de prendre toutes les dispositions aussi pour que cet engagement aussi soit suivi. Et Inch'Allah aussi, nous, à notre niveau, vraiment, nous allons faire le travail de suivi et le travail de coordination, vraiment au niveau pour le bon déroulement du Magal de Mbacké Kadior. Et je voudrais aussi, une fois aussi, saluer l'engagement aussi de Seigneur Safa. Parce que l'année dernière, nous avons tenu une petite réunion pour préparer l'édition de 2020. Mais quand on lui a annoncé que la pandémie était en train de monter, c'est lui-même qui a pris son téléphone pour demander le report du Magal. Et ça, vraiment, un engagement sur le plan patriotique, sur le plan aussi religieux aussi, ne peut être plus important. Et vraiment, nous la remercions aussi vivement vraiment de cette grande forme de collaboration. Donc, cette année, Inch'Allah aussi, nous allons tout faire pour que vraiment le Magal puisse avoir aussi vraiment le résultat voulu. Et nous voulons aussi chaque année, vraiment qu'on ait aussi un résultat, mais aussi un résultat quand même plus. Voilà un peu vraiment ce que je tenais à dire, tout en remerciant aussi l'ensemble des participants, dont notamment aussi vraiment les grands chefs religieux, vraiment qui nous ont fait l'honneur de venir aussi à ce CRD. Et d'ailleurs, vous l'avez même vu, parce que nous ne pouvons pas nous sax yónnee sëñ Cheikh Thioro mu ñëw wala ñaar ñu ñëw mais ñoom ñëpp a ñëw donc loolu c'est day wan ni vraiment aussi Mbacké Kadior moom moo la ñor te comme aussi moom moo la ñor aussi ñun aussi daf ñu war a ñor ñu xool aussi li war def aussi ñu def ko pour que aussi lépp mën a jaar yoon di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam jërëjëf. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.